asalaamaaleykum mbokk yi ju leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci iRadio ITV bu groupe E-Media di am mbégte tey di dalal ñaari kàngam te tey lu ñuy waxtaane nag faru lu ñu di waxtaane lu bëri ci réew mi mooy assurance agricole xam ngeen ne fan ñi génn taw bi bëri na taw bi du bëri lool te béykat yu bëri laa wax ne ñu ngi ci àll bi yore seeni tool ndox bi nu mu bëree nu mu yàqee tool yi naka lay béykat yi mun a taxawee ci loolu bu fekkee dañoo yàqule naka la ñuy def pour daal mun ci génn yan indemnisation la ñu prévoir pour béykat yi te tamit campagne agricole bi door fan lañ ci toll ak naka lañ ciy demee ak taw yi bëri yi est-ce que campagne bi taw bi bu bëree dina tax maanaam tool yi am njëkkital ci loolu ci la ñuy waxtaanee tey ak ki nga xamante ne moom mooy directeur de la caisse nationale assurance agricole mu ngi tudd Moustapha Fall. di ànd ak tamit kii di Sidi Ba nekk CNCR nekk porte-parole CNCR mu nga fale ci caajaay ci visio conférence lañuy waxtaan maanaam Zoom ci mbégte nag ñu ngi dalal kii di Moustapha Fall sénégalais bu ñu déggee assurance agricole loolu la lay tekki pour maanaam béykat yi. alors Alassane ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci dalal bi ñu dalal di wax ne assurance agricole dafa nekk loo xam ne lu bees la ci réew mi mais nekk jumtukaay bu am solo boo xam ni nguuru Sénégal moo ko sos ànd ak secteur privé des assurances créé ko sous forme de société anonyme la boo xam ni nguur gi dafa associé ak le secteur privé partenariat public privé daal di ko créer def ko mu nekk compagnie boo xam ni baykat yi sàmmkat yi nappkat yi rekk a ko tax a jóg waaw pour bu ñu yàqulee ñu mën leen jox ndàmpaay. Sidi Ba yow yaay porte-parole CNCR ban mooy sa xalaat ci li ñuy wax ci assurance agricole yéen béykat yi est-ce que loolu am na solo pour yéen. salaamaaleykum Alassane Samba Diop dëkk mooy Thiadiaye waaye Gandiaye laa dëkk. Gandiaye Thiadiaye tërëwul. Gandiaye ci région de Kaolack Gandiaye ak Thiadiaye dañ leen di faral di confondre. dëgg la. et que maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa iRadio ci liñ ñu boole ci waxtaan bi di ñaanal mbokki béykat yi sàmmkat nappkat ci atum wees mu ñu dugg yàlla nañ doon at bu mu naataange. amiin yaa rabbi. yàlla dàqal ñu mbas mi fi ne. indil ñu lu gën. amiin yaa rabbi. et que di nuyu ki ma war a waxtaanal seexal waxtaan bi di monsieur Fall di directeur CNAS di la xamal rek comme nu mu ko waxee maanaam assurance agricole yooyu muy wax ñun suñu wàllu CNCR ak ASPRODER am nañ ci wàll et que ñu doon mbir moo xam ni njort nañ ñu dina amal solo béykat dina amal solo nappkat dina amal solo sàmmkat dina amal solo képp ku jëfandikoo ku dund ci àll bi di jëfandikoo géej gi dund ci àll su ma ko tuddee maa ngi tudd nappkat sàmmkat ak béykat ak ku dundee lu jóge ci géej mu di nappkat ak lii jóge ci yaar ci àll et que lépp képp ku ci yëngu képp ku ci def lu am solo maanaam assurance war na la et que di nuyu Fall bu baax a baax di gërëm di santaat iRadio ci lim ñu boole ci waxtaan bi. waaw assurance agricole mooy lan c'est-à-dire naka la béykat bi sàmmkat bi nappkat bi mu ne nekk ci biir assurance agricole parce que nit ñi du bëri assurance bu ñu faral di def mooy assurance auto assurance kër assurance la mais mbéy ñu assuré ko naka lañ koy assuré. merci jërëjëf Alassane man tamit balaa may tontu di nuyu Sidi Ba comme ni mu la ko waxee ñoom partenaire lañ ci compagnie bi parce que nguur gi bi mu ko sosee ànd ak secteur privé des assurances daf si boole tamit sàmmkat yi baykat yi ñoom tamit actionnaire lañ ci société surtout moom ci cadre bi mu bokk de concertation ils sont actionnaires dans la société à hauteur de 100 millions de francs CFA waaw CNCR voilà léegi alors boo gisee jumtukaay bi nguur gi teg ko parce que dafa am njëriñ parce que dañu remarqué que ne dafa am ay gàllankoor yoo xam ne dafa am ci mbay mi am ko ci sàmm gi am ko ci napp bi gàllankoor yi nag ci wàllu mbay mi mën nañu jàpp ne dafa jël forme yu bare mais bi ci njëkk mën nañu wax ne mooy maral sécheresse parce que agriculture Sénégal mbay yu bare yu ñuy def dafa nekk ay mbay yoo xam ni ci nawet bi rek lañ ko wékk waaw bu taw bi baaxulee
mbay mi du baax mu mel ni lu mel ni gerte lu mel ni mboq lu mel ni dugub sa xam nga yooyu dafa nekk culture yoo xam ni culture pour lekk la dunde dañ koy dunde moom la ñuy dunde ci àll kooku nag bu ko defee bu taw bi baaxule nit ñi dañuy am problème moo tax suñu premier produit assurance bi nga xam ne moo ci ëpp doole mooy assurance sécheresse waaw bu taw amule ñu am ndàmpaay mu ñu mën a teg ci loxo baykat yi produit boobu nag mën naa wax bu ma dee tënk li muy jar mën naa wax ne hectare bu nekk daanaka $2,000 nga koy assurer sa boo yàqule ñu jox la ndàmpaay bu toll ci $300,000 waaw bu fekkee tawul waaw bu ma ko mënee tënk daal ci yëpp mais ñoom ñëpp yamuñu prix mais bu ma mënee génnee un prix moyen loolu laa mën a wax léegi sàmmkat yi tamit dafa bare ay gàllankoor yoo xam ne dafay rey seen jur gi loolu tamit bu leen dalee seen jur gi dee kooku tamit assurance bi moom moo lay jox li ngay jëndaate jur waaw boobu moom mën naa wax ne pay gi dafay wuute bu fekkee xar la bëy la wala nag la wante moom it mën nañ jàpp ne li ngay fay daanaka day tourner autour de 5% valeur animal bi waaw maanaam bu dee animal bi mu ngi jar $100,000 daanaka 5% yi mooy junne ngay fay sa bu deewee ñu fay la $80,000 ci jur buy jar 100,000 waaw boobu tamit noonu laa ko mën a tënke am nañu yeneen xeet à part bu jur gi xeetu assurance comme assurance su équipement mooy jumtukaay yi parce que baykat yi dañu yor seen ay tracteurs ñi am moyen wala yor seen ay moto pompe yooyu tamit bu ñu yàqoo ay accident mën na paan ak yooyu aussi bu la ci dalee mën nañ la jox loo yeesale jumtukaay bi. waaw mais Sidi Ba béykat yu bari ñoom déjà assurance sax seen dund. assurance vie sax duñ ko am. oui dégg bi nag neexul tellement je ne sais pas bon. waaw yaa may dëgg léegi dama ne dañoo constater que nit ñi seen bopp amuñu habitude assurer seen bopp assurer seen vie naka lañ mën a convaincre béykat bi xamante ne war naa assurer toolam. waaw comme nu mu ko waxee effectivement ñun de assurance moom wax dëgg yàlla bi ñu ba léegi ñu ngi assuré peut-être ren la ñu ci dugul parce que am na lu tax mais njort nañu ci nawet bi ak ni yëf yi bindee toujours war nañ di faral di assuré. mais lan moo tax dugg leen ren. di assuré tool yi bon peut-être beneen affaire la peut-être ñu ci dellu si ci kanam mais suñu programme semence gerte yëpp dañ koy assuré. mu di maanaam ngir bu ëllëgee bu amee ay tolof assurance war ñu mën a delloo et ci xar ak béy ak nag itam am nañu ay mbokk yoo xam ni ci sàmmkat yi assuré seeni jur yi assuré seeni jur ngir bu tolof amee ngir bu ndeetal yi bëree wala am loo xam ne lii comme ni fi amoon atam sedd boo xam ne ñu faagaagal jur gi wala ay mbir yoo xam ne indil béykat yi tolof nu war caa mën a jëriñu comme ni mbënd mi amee ci tool yi soo amee yoo xam ni tool yoo xam ni jàpp nañu boo dafa bokk ci programme de multiplication semence yi organisation yi bokk CNCR bi diwle amee ay tolof ñu mun leen di assurance mun leen jël en charge loolu itam lu am la et que effectivement ñu ko seqoon nañ ko ak ñoom di ko doxal loolu itam dina tax tey suñu amee jafe-jafe ci fànn googu assurance mun ko dékku mun ko gérer et que par exemple daaw soo seetee ni nawet daaw bi bindoo daaw ren ni ndox mi amee noonu la ñàkkee woon daaw tax na lu bëri ci tool yi liñ ci yaakaar amuñ ko tax na itam assurance am na lu ñu delloo gaa waaye dañ ko xaw a xeeb mais ba tey itam am na loo xam ne geste boo xam ni CNAAS ak CNCR ak ASPRA def nañ ko dédommager producteur yi nekkoon ci tolof yooyu su ma jëlee ay mbootaay mel ni CCPA amoon nañ ci dédommage yi ay millions yu xaw a tane yu xaw a takku mais dañuy foogoon ni nawet bi demee mënoon na ko ëpp mais nag amoon na quand même du daaw rek ak daaw jéeg ak daawaati jéeg yëpp saa su tolof amee ci yenn
fan yi ci yenn wirgu yi surtout ci wirgu gerte gi ñu féete CNAAS dina def geste boo xam ni dina xaw a soulager dina xaw a compenser perte yi producteurs yi am perte yi ñu am ci fànn googu comme que suñu compagnie nationale la et que ñun ASPRODEB ak CNCR njort nañu fu ñu toll di xelal di digal béykat yi li ñu war nañu assurer seen i jur war nañu assurer seen i tool war nañu assurer seen meññeef war nañu assurer même gaal yi ñu yóbbu ci géej bi loolu itam doon na loo xam ne lu ñu yaakaar lu war a mën a neele lu war a mën a am la et que ngeen jéggal ma nag dégg bi mu wax bu mu doon dawal sànq xaw naa des ci suma boor peut-être. waaw xam nga ren par exemple SILS nee nañu taw dina bëri ci Afrique de l'Ouest surtout ci Sénégal taw bi dina bëri te gis nañu inondation yi bu mu commencé fii ci Ndakaaru ci dëkkaan yi tamit ndox bi bëri na foofu est-ce que ndox yi nangu na tool yi yàq ko est-ce que na am conséquence ci mbéy mi. ndax ndox mi am na conséquence ci li ngeen di béy. waaw ndox mun na am conséquence parce que daaw malgré que nawet bi nu mu bindoo woon amoon nañu ay pluies yoo xam ne li ñu naan pluies yoo xam ne extra agricole yoo xam ne du pluie ay 50 millimètres ay pluie 150 millimètres 200 millimètres fu ñu wàcc ci tool fu ñu wàcc ci àll mais àll boobu yëpp day fees dell bu feesee dell maanaam inondation day am boobaa itam gerte wala dugub kii bu ñuy béy ci jéeri bi laaju loolu. su doon ni ceeb à la limite ñeme na ndox mais gerte ak dugub ak mboq ak yenn xeetu meññeef yi ñor ci taw am na ni taw yi du bëree maanaam tolof yi métti la ñu am xam naa ni dew ma sookoon mais ni ma fa déggee lu fa ndox mi wàccee sunu mbokk yi nekk ci ay leeraan Koli leeraan Sambu Mbulum war nañu am ay tolof ci tool yoo xam ni benn muy doon toolu dugub wala toolu mboq wala toolu gerte yoo xam ni ndox mi di nangu na leen. et que daaw gis nañu ay béykat yoo xam ni tool yi seen tool daanaka ndox ak ko nangu te gerte ak ndox àndut doon ceeb mën nañ dem mais gerte moom ndox dugub ndox mboq ndox àndu ci na taw rek def infiltration naaj tuuti gàncax yu mën a développer et loolu nag su amee itam njort nañu que ci li ñu yaakaar ci li ñu bugg mu di su amee itam fu dee béykat bi conseillé nañ ko wala xalaatal nañ ko jàppal digal nañ ko pour mu assurer toolam boobu la assurance war na ko jël en charge war na ko dédommager mu ngi compenser perte yi ko inondation yi wala yi ko taw yi engendré comme su amee sécheresse aussi ni ko assurance war a jëlee en charge su amee ay inondation ay pluies yoo xam ni ay taw yoo xam ni li muy indi tolof lu muy indi ci yàq moo ëpp fuuf lu muy defar loolu itam war nañ ko jël en charge les deux extrêmes war nañ leen jël en charge. léegi monsieur le directeur ban matuwaay ngeen jël ci maanaam taw bi bëri na gis nañu même ci ñaay bi taw bi bëri na fa dinañu ren taw dina bëri parce que waa SILS doxoon nañ ko depuis avril pratiquement 2019 que ren dina am taw bu bëri te béykat yi nekk ci àll bi bu ñu béyee seen i tool ndox bi bu ñëwee dafa waame day yàq lu bëri est-ce que am ngeen anticipation pour dem ci tool yi xool naka la mën a taxawee béykat yi. dëgg la merci jërëjëf alors li ma mën a wax ci loolu mooy xam nga risques yi nga xam ne ñooy yàq mbay dafa bëri. dafa bëri. wax naa la sànq ci sama bi may njëkk a intervenir bi ci njëkk mooy maral mooy maanaam ndox mi manqué sécheresse mais am na yeneen yàquwaay comme bi nga wax inondation mais ñun bi ñuy defee cartographie des risques au Sénégal dañuy gis ne quand même inondation bi ci wàllu mbayum comme ni ma la ko waxee gerte ak ay dugub bëgg yooyu maïs inondation nekkul risque majeur bi leen gën a sonal li leen gën a sonal mooy li ma wax mooy maral bi donc dañuy def cartographie des risques ba pare agencer risques yi ban moo ci ëpp solo ba nga xam ne ñun bi ñu répondre agum mooy sécheresse bi boobu nga xam ni moom la ñu mettre en place benn système d'assurance indicielle bi nga xam ne dina permettre bépp baykat bu nekk ci Sénégal boo bëggee assurer ci maral dina mën a nekk ci prix bu jàppandi bu yomb sa dinga ci mën a jot parce que dañuy mettre en place nag un système
d'infrastructure sur le territoire national ni nga gis ni assurance bi doo ko tëb rek def ko da nga am ay jumtukaay par exemple taw boo nee sécheresse nga bëgg a assurer il faut nga def machine buy mesurer ndox mi ci toolu nit ñi kooku bailleur de fonds yi jàppale nañ ci lu mel ne Banque mondiale coopération canadienne ba ñu installer ay 300 pluviomètres ci àll bi pour ñu mën a natt taw bi pour wax ne manqué na wala manqué wul jumtuwaay yooyu teg nañ ko ba pour maral bi c'est réglé mais pour inondation ci wax dëgg yàlla bu dee ci bassin arachidier bi amaguñu produit pour inondation bi mais am nañ ko ci vallée bi fi nga xam ne moom foofu waxoon nañ ne ñoom inondation day parfois fleuve bi day am liiwu fleuve bi day jóg yàq ceeb bi foofu moom inondation bu amee dinañ leen fay wax ne wax dëgg yàlla ci bassin arachidier bi pour le moment sécheresse bi lañ fa amagum ñoom nag waxoon nañ ñu ne war nañ ci mën a yokk ay inondation yooyu il faut donc ingénieurs yi nekk ci compagnie bi gën a xalaat produit boo xam ni pour affaire inondation. campagne agricole bi démarré na maanaam ak ndox bi nu mu bëree est-ce que loolu dina yokk seen mën-mën ci biir liggéey bi assurance agricole bi. dëgg la assurance bi aussi nekk na jumtukaay boo xam ni dinañu suivre évolution campagne bi waaw ñun bu nit ñi amee assurance ci ñun début campagne bi dañuy def benn mission nationale wër pour xool fuñ ci toll bu ñu demee ba ci diggu campagne bi tamit dinañ defaat beneen mission def ñetteelu mission bu campagne bi jeexee kooku dinañu tax ñun compagnie bi ñu am une vision ci déroulement campagne bi wax dëgg yàlla ren poste yi ñu mettre en place yëpp poste pluviométrique yi ñu mettre en place yëpp au niveau national sont excédentaires waaw yëpp am lañ daan am ci ndox ci fukki at yi bii daf ko ëpp waaw donc mënuñu wax ne am na sécheresse ren au contraire dafa am excédent sa loolu comme ni nga ko waxee météo njorte woon na ko noonu mu ko njorte woon noonu la amee ñun tey station yi ñu am yëpp mettre ko en place yëpp excédentaire par rapport ak li ñu doon am ci at yi ni ñëw ba nga xam ne ren yaakaar gi ñu am bu ci cat dugul rendement yi dina baax à part comme ni nga ko waxee sànq dégâts yi nga xam ne peut-être yenn zones yi ndox mi ëpp na ba ëpp inondation yi mën na yàq mais bu ko defee ñi muy yàqal bu fekkee ci wàllu mbayum vallée bi la nga xam ne dañuy tànk ndox ci dex gi di arrosé ñooñu moom bu dee inondation bi dinañ leen fay mais bu dee ñiy bay gerte gi yooyu nag moom ci bassin arachidier bi boobu moom produit boobu ku ci inondation yàqal ci dëgg-dëgg ren dina am problème parce que compagnie bi du mën a teg dara ci loxoom ndax maral bi rek la ñu assuré bu ngeen gisee assurance su inondation yi jafe pour le moment duggaguñ ci côté gerte geeg yooyu li koy waral mooy il faut ñu defar dafa am lu ñuy wax assurance indicielle mooy xeetu assurance boo xam ni comme niñ ko defee ci sécheresse bi maral bi il faut xam nga assurance classique yi nga xam ni comme assurance oto yeeg yooyu bu nit yàqulee comme ça oto dañuy woo expert mu ñëw xool constater ni oto bi yàqu loolu expert assurance yi dañu gis ne buñ ko appliquer ci assurance su mbay ku nekk sa tool boo yàqoo nga woon ne kaay xool dafa am lu yàqu assurance bi du dox parce que dafay seer parce que loolu yëpp ay coût la ay coût d'expertise pour experts yi ñëw xool loolu moo taxoon assurance agricole amul doole benn compagnie bëgg ci woon dugg parce que rentable li ñu lay fay boo ci bëggee fay experts yi ñu ñëw xool tool bu nekk doo ci génn loolu moo tax ñu indi assurance indicielle benn xeetu assurance la boo xam ni buñ ko tegee au lieu ñuy indi expert mu ñëw di constater déedéet dañuy am benn modèle maanaam ni ma ko mën waxee modèle mathématique formule boo xam ni moom mooy déterminer ndax dañuy indemniser ou pas nu ma la ko mën waxee mooy ci xeetu mbay mi au lieu ñuy yónni nit ci toolu nit ne ko demal xool ndax kee ren dafa am sécheresse ci toolam ou pas bu ñuy démarrer campagne bi la ñuy def benn xeetu formule boo xam ni
lu am ci taw rek millimètre de pluie dinañ calculer ban xeetu rendement ban impact lay am ci rendement bi bu ko defee au lieu ñu yónnee expert dañuy toog rek laaj météo ñaata la taw bu ko météo waxee rek ñu wax ko seet ban rendement la correspondre ci formule boobu bu ko defee bu dee rendement bu baax ñu ne bon kii kenn du ko fay mais kenn du ñëw sa tool dañuy xool rek ñaata la taw si sa tool dugal ko ci formule bi mu ñu lii de mi ngi correspondre rek 100 kilos à l'hectare comme 100 kilos à l'hectare ci gerte baax na wala baaxul bu baaxulee ñu fay la li mu manqué xeetu assurance boobu nag dafa laaj ay ingénierie bu am solo boo xam dañ koy bâtir au niveau national loolu def nañ ko pour maral bi mais defaguñ ko pour inondation bi waaw bis buñ ko defee pour inondation dina tax fépp fu baykat nekk ci Sénégal fu inondation amee rek dañuy dugal formule bi rek mu génne ñaata lañ la war a jox ou pas ça du seer. kon léegi maanaam baykat yi xamante ne bu ñu fekkoon dañ jëloon assurance yéen seen tool am inondé kenn du leen fay. ci dëgg-dëgg bu dee ci bassin arachidier bi parce que ñoom sécheresse maral rek la ñu am contrat boobu la ñu am ak ñun mais bu dee ci vallée bi nga xam ne ñoom dañuy bay culture irriguée la ñuy def. ñooñu moom am nañu inondation am nañu attaque picc yi di lekk ceeb bi inondation am nañ attaque animaux sauvages mooy ay golo yeeg ay canard sauvage dañuy ñëw di yàq ceeb bi ñooñu moom dinañ leen fay. mais bu dee ñi nga xam dañuy bay mboq dugub gerte si tool yi ci bassin arachidier bi moom ñooñu moom amuñu inondation. waaw mais démb gis nañ image yu jógee côté Casamance nit ñaa ngi xaw a ragal tuuti ndegam maanaam njéeréer yi ñu yàq tool yi parce que am na njéeréer yi xam ne xaw a ñuul tuuti ay criquet commencé foofu te temps yi nañu gis nañu Afrique de l'Ouest bi yëpp Afrique de l'Est criquet yi nu ñu yàqee foofu tool yi est-ce que loolu bokk na ci aussi ci système d'assurance maanaam bu béykat bi bu amee ay criquet yàq toolam da ngeen ko indemniser. waaw loolu aussi bokk na ci parce que comme li ma la waxee sànq xeetu yi yàq mbay dafa bare mais ñun yi ñu retenir mooy maral mooy inondation jàpp nañ ko am na ci culture irriguée yi attaque animaux sauvages mooy mala yi ci àll bi dañuy jóge ci àll bi ñëw yàq sa tool ay golo yeeg yooyu phacochères yi dañuy ñëw yàq sa àll attaque d'insectes criquet yooyu si la bokk at xeetu feebar yi nga xam ne yëpp mënoo ko woon njort si sa kii yooyu yëpp ci assurance bi la bokk. waaw waa Sidi Ba retrouvé nañ ko Sidi Ba sànq dama doon wax maanaam mbéy bi commencé na taw yi bari na macha allah est-ce que loolu am na impact ci campagne agricole bi ngeen di mën ci région yi. bon dina am campagne impact bi ñun présentement impact bi c'est quand même positif fu inondation amul fu tool yoo xam ne ndox nangu ko et que bu ñu commencé taw ak léegi bu nawet bi taxawee ak léegi mu ngi taw ngoon di naaj bëccëg nag loolu la béykat bugg et que peut-être ci fu ñu xawee amee tuuti tolof ci fan yi moo di ci début septembre ak taw yu métti yu wadd ci àll bi loolu itam ñu ngi ñaan di xool suñu mbokk yi pour ñu defal ñu ay constat seetal ñu nu fa demee ba xam ne ndax am na ay tool yoo xam ne ndox nangu na leen wala am na ay dëkk yoo xam ne am nañu ay tolof ci fànn googu et que là itam am na et que gàncax bi ak ni nawet bi bindoo ak nu mu demee daal wax dëgg yàlla dalagum na xel waaye nañ jàpp ni rek tam comme ni ñu koy faral di waxee nawet garabu tóortóor la ngelaw mun na ko yóbbu leneen mun na ko yóbbu nañ xaar daal ba cëppaxaw la seet mu demee ak liñ ci am et doon bëgg a yëngu tuuti indi tuuti suma réaction par rapport ak ci sëñ bi wax sànq ci mbirum bassin arachidier et que assurance industrielle bi ñu dawal et que daaw sama jëlee misaal ni daaw daanaka nawet bi dafa guddee et que taw yu sore yo lool mais gis nañ itam nit ñi amoon nañ tolof parce que seeni am demewutoon noonu alors que ñu doon xaar ngir ñu dédommager leen xawoon na rëy alors que tel n'a pas été le cas et que bu dee fànn googu itam daaw dund nañ ko ak waa assurance
et que njort naa ni itam comme nu ko waxee booru Fuuta ak la ñu assuré mbirum inondation la ñu assuré mbirum picc la ñu assuré yeneen fléaux yi mais yaakaar naa ni ak changement climatique yi nu mu bindoo ci jamono yi yaakaar naa ni fii ci bassin arachidier waruñ ko yemale rek ci assurance industrielle sécheresse war nañ ci dugal assurance industrielle calamité naturelle yu demee ni su amee itam ñu boole ko ci et loolu itam dina tax béykat bi dina tax béykat bi mun a am fu mu soupape de sécurité su ko fay rëccee te xam ne assuré woon na benn su nawet bi yéexee ñu wala taw yi ñàkk doy mu am luñ ko delloo mu am itam sañ-sañ wala mu am itam assuré ki itam bu amee tolof yu mel nii maanaam ay taw yu métti yoo xam ne ay waral mbënd ci biir gox-goxaan yi wala waral mbënd ci biir àll bi itam ñu mun leen dédommager comme niñ ko defee ak sunu mbokk yi région de Saint-Louis. Mais leen si affaire maanaam campagne agricole bi est-ce que intrant yi waroon jox béykat yëpp yegg na est-ce que am ngeen njort que ren campagne bi maanaam dugub dina bëri ceeb dina bëri maanaam daal campagne bu baax. Et effectivement man en tant que président CRCR bu Kaolack am na ay ndaw yu bëri yu ma toggal ci commission distribution yi naam ay tolof du ñàkk mais dans l'écrasante majorité ci liñ ma wax ci résultats yi ma jox mu di intrant yi leen jox yegg na et que gën caa ràññee nag fertilisants yi daanaka mot na et que bëri na lool itam tax na itam par rapport ak at yi passé ni ñu indee fertilisants yi mel ni yenn xeetu engrais yu bëri indi nañ ko ci àll bi te béykat itam suy nañ ko ci seen bopp et que même suñu mbokk opérateurs yi naam am na ñoo xam ne am nañu ay tolof ngir am yenn xeetu yurgu yi pour mun ko yóbbu ci commission yi mais ñu gën a bëri ci ñoom itam am na lu ñu def yóbbu ko ci biir àll bi mais il faut reconnaître aussi que paysans itam def nañu ay efforts yu am solo moo di denc nañ waxoon nañ daaw nawet bi baaxut wala gerte gi bëriwut waaye suñ demee ba war a jaay njëg lu neex nañu am lu ñu wàññi dencal ko suñu bopp lu ñu dencal suñu bopp itam amoon na solo lool tax na suñu boolee effort bu nguur gi def ngir jàppale béykat yi ak effort yi paysans yi def seen biir bopp tax na itam nawet bu macha allah et itam nañ jàpp ne même équipement yu ñu indi ci biir àll bi yenn tracteurs yi wala yenn moyens yi booster na quand même énergie yi dina xaw a booster production bi ñu am ci biir àll bi parce que tey am na ay tracteurs yoo xam ne am na ay gox yoo xam ne jot nañ ko fu yóbbu et que ñooñu gis nañ seen bopp ci loolu fa am na ñoo xam ne itam jiw wuñ leen indil nee nañu baax na loolu itam am na solo mais toujours dañuy ne rek nit ki nañu yokk doole nañu yokk mën-mën mi yokk kattan parce que béykat moo gën a néew doole ci maillon de la chaîne tax na bépp effort bu nguur gi def ngir yokk seen am-am ngir yokk seen kattan ngir yokk seen mën-mën mënul doon que un effort salutaire et là il faut reconnaître aussi que quoi qu'on dise aussi que waxtaan wax dëgg ci la et que ministère bi aussi vraiment gunge na quand même béykat yi ci yenn yi ba mu mun a réaliser wu présentement ci campagne bi ñu ne. waaw mais démb ci ngoon am na ñu nekk fële ca boori Casamance boori Yuutu ci village bi tudd Yuutu yoon nañu ay photo foofu dafa commencé woon am ay njéeréer maanaam ay criquet yu commencé am foofu est-ce que loolu yëg ngeen information boobu est-ce que nguur gi yaakaar nga war na mën a jël matuwaay ci loolu parce que temps yii pass ñu noonu nag ci Afrique de l'Est bari woon na ay criquet yi nga xamante ne ñu ngi ravagé culture yi foofu. loolu dama leen di digal toujours su amee yu mel noonu ñun ay béykat lañ ni ñoom suñu ko yëgalee nañ ko yëgal waa DPV nañ ko yëgal waa ministère de l'agriculture ñoom it yebal seen ndaw ngir ñu def traitement yi et que comme que ñu ngi ci région de Casamance suñ ko yëgalee DRDR Casamance dina jël attaché service technique yi fa ne yuy faj wala yuy faagaagal njéeréer yi yu def ko ñun suñu boor yi amoon na ay booru Malem Hodar ak booru yenn pàcc ci région de Kaffrine
neewoon nañu ay wànq jot nañ fa feeñ mais wànq yi bu ñu jotee feeñ foofu itam service technique yi ñu saisiroon ak ñu suñu mbokk béykat yi nekk dans la région de Kaffrine et une partie de Kaolack saisiroon taxoon nañu ñi dem traité leen ko bu mu féete boor et que là itam yaakaar naa ni suñu ko amee wala su amee fu mu feeñee CNCR mbootaayu béykat yi amuñu poudre amuñu oto amuñu unimog yu mun a traité yëf yi ay béykat li ñun maanaam pouvoir public yi ñoom la ñu saisir pour ñu jàppale béykat yi ba loolu war a mën a dëgg et loolu itam maa ngi leen koy ñaan pour su amee fu mu feeñee comme ni oiseau granivore yi feeñee woon dans la région de Saint-Louis et que bu mu fa feeñ itam ñu def alerte bi sunu mbokk yi ne Saint-Louis saisir waa unité de traitement yi nekk au niveau de la zone nord ñoom ak ñoom béykat yi ñu dem faagagal picc yi naroon jeexal ceeb bi et que nu mu amee foofu itam noonu la war a amee partout au niveau de la région au niveau du Sénégal que ce soit pour les cultures de contre-saison que ce soit pour les cultures en hivernage. waaw bu ñu waxee assurance agricole souvent dañuy boo wax agricole dañuy xalaat béykat yi waaye ci biir assurance bi am na aussi ay sàmmkat borom nag yi Sénégal concept nañu réew bi nga xamante ne am na potentialité yu bëri ñu ngi importer 60 milliards de francs CFA de lait par an ci àll bi amay tool amay xamante ne ay yore si di nag te bu soow bi bu nawet bi bëri soow bi day bëri te duñu am fu ñu transformer soow bi ba nga xam ne kuy tuur est-ce que loolu assurance waru ci mën a taxaw installer ay industrie de transformation du lait sur place ñu koy jaay Sénégalais yi. alors li nga wax dëgg la assurance bi baykat yi la mais aussi sàmmkat yi ci lañ bokk comme li ma la wax déjà produit am nañ ñoom seen produit assurance maanaam ci wàllu pour le moment wàllu ñaari produit rek lañ si amagum mooy wàllu dee bu sa jur deewee ñu fay la mais nag ci nag rek lañ ko amagum fas xar bëy pour yeneen xeetu mala yi ñi ngi étudier pour mooy béy mbaam xuux waaw mbaam xuux ñi ngi koy étudier on a un peu genré nos produits parce que bu njëkk ba dañu yemoon rek ci yële mais sañu mbokk korñaaña sañu mbokku chrétien yi daa duñu sànni xeer nañu Sénégal pour ñëpp la waru leen wax nañ moo tax on est en train de genrer suñu produit ba ñu ngi jéem a dugal genre religion pour toppatoo korñaaña tamit pour ñoom bu deewee ñu am lu ñu leen fay mais loolu bi mu amee bu ñu wax soow Sénégal souvent nag la ñuy wax waaw dañ koy rat waaw dañ yore soow bu bëri peeg maanaam moom berger yi maanaam sàmmkat yi duñ xam sax nu ñu defee soow bi dëgg la dafay yàqu dëgg la ñu koy tuur dëgg la te réew mi kon ne di importer non dégg naa li meew bu bëri waaw dégg naa li te meew bu meew végétal la sax non dégg naa li nga wax xam nga assurance li nit ñi di jàpp mooy li njëkk li nga xam ne mooy rôle am mooy mu protéger acteurs yi ba bu ñu naree daanu perte ñu jox leen dara mais assurance dafa am beneen rôle assurance moyen d'investissement la dafa war di investir assurance investisseur institutionnel la ñun dañu war di investir jënd ay immeuble investir si ay activités yoo xam dañuy jural xaalis pour en cas ñuy mën a fay nit ñi. mais est-ce que xalal dans ce cadre là voilà dans usine de transformation voilà dans ce cadre là. gis naa ni bis bu ñu yàlla suturaale parce que compagnie bi mu commencé xawoon na metti dañu amoon capital social 1,5 milliard mais actuellement ñu ngi ci capital social 3 milliards 155 millions. léegi chiffre d'affaires yi bi ñuy njëkk a commencé toog nañ lu mat juróomi at dañ doon am ay pertes d'exploitation maanaam frais yi ñu doon engagé ñi daan assuré daanul bare ba mu mën a équilibrer charge yi donc on a connu beaucoup de pertes mais yàlla def na depuis 2017 léegi on a des exercices yoo xam ni bénéficiaires ñi ngi tàmbali def bénéfice def nañ ko 2017 2018 2019 2019 bi passé ñi ngi def chiffre d'affaires 1,865 milliard de francs CFA def un bénéfice de 400 millions de francs CFA donc compagnie bi mi ngi tàmbali di siggi di redressé wu
di bénéficiaire ba nga xam ne yaakaar nañ ne at conseil d'administration bi at assemblée générale yi ñu war a jëm fii ci kanam dinañ tàmbale nag léegi bénéfice yooyu ñuy wax fan lañ ko war a def et je pense que élevage am na si tànk am na ñu leen fa taxawal ci conseil bi war nañu mën na nag bénéfice yi nañu créer fii usine pour kii wala ñu def ko lii pour baykat yeeg yooyu parce que loolu suñu rôle la tamit il faut nit ñi xam ne compagnie assurance yi loolu lañ fi nekkee dañ fi nekk di jël xaalisu nit ñi di leen fay di leen jox ndàmpaay at aussi di investir dans des activités rentables pour le secteur. waaw si ba Covid bi ñu nekk nii wane na réew bu bëri Afrique dañoo nekk dans une situation de précarité maanaam bu feebar bi amee wane nañu chacun doit compter sur soi-même Sénégal mi ngi continuer di importer meew végétal te béykat yi ou bien sàmmkat yi ñu ngi def seen sow année bu nekk bu nawet bi baaxee dañ koy tuur leen matuwaay dañuy war a jël justement pour que loolu ñu bañ a xaalis boobu ñuy jéegaane bitim réew mu des ci réew mi créer emploi créer usine. effectivement Alassane wax nga dëgg maanaam meew bu war a jóge bitim réew di dugg réew mi loolu lu war a dàkk la ci ñun li ñu gëm la ci biir CNCR et que ñu ngi xertal nit ñi ñu bàyyi xel ci lait local parce que am na plateforme bi ñu taxawal ji saytu mbir moomu naka lañ ko valoriser naka lañ koy sàmme naka lañ koy fexe ba liy jóge bitim réew di dugg fii ci meew war a wàññeeku te ñuy faral di jëfandikoo meew mi fii am et que firnde gi tey boo demee ci dans le Jolof xam naa ni mbokk yi fa ne meew maa ngi fa ne gaañ te itam transformation bi xaw a des et que jàpp nañu tey maanaam su dee nit ñi jóg nañu wala nguur gi jàppale na mbootaay yi ba nga xam ne tey ñu war faa taxawal ay unité de transformation du lait local c'est extrêmement important mun nañ ko denc ay weer fekk ni dañ ko jëlee ci nag yi mun ko yóbbu ci dëkk yi mun ko yóbbu ci supérette yi te ñu koy jaay Sénégalais yi mu doon lait boo xam ni fii lañ ko raté fii lañ ko sàmm fii nag yi ko sàmm fii lañ ko génne ñu mun ko jëfandikoo bi ci des itam xam nga ñun suñu élevage juste comme nu koy faral di wax défi bu ñu am mooy défi organisation ak défi alimentation. dem naa ci réewu tubaab mais gis naa nu ñu béyee lu ñu dundee noonu la ñu béyee li jur gi di dundee et que tey yenn jamono yoo comme jamono ji ñu ne ni tey ñax maa ngi ne gan ci àll bi et que damay digal sama mbokk sàmmkat yi jamono ñu nag la ñu war a faggul jur gi lu mu war a dundee ngir nga xam ne tey suñu demee ba ci noor ba meew nag dootul rat litre meew waaye nag dina rat li mu doon rat ci bi nawet bi amee mais tey li jur gi waroon dundee li jur gi waroon dundee ba suur ba am meew xam naa ne fii lañ koy bay ba noor jot li safara yóbbu ko li naaj bi lakk ko ba nga xam ne tey li mu waroon am ferñeent yi mu waroon am ngir dundal jur gi ngir jur gi dund gu war mun a am meew bu am solo du ko am tax na ma njortuñu itam loolu wàllub organisation la laaj ak wàllub sensibilisation la laaj ñu war a créer ay campagne de fauche pour def ay réserve fourragère yu am solo comme que mënuñu def ay culture fourragère yu am solo pour mun a dundal jur gi mun a am meew noor ak nawet gi ñu ne nii ak ñax mi nu mu baaxee nañ faratal yatt ko ci bu muy tooy am dencin bu sell buñ koy denc ngir suñu demee ba noor jot nag yi mën a génnee liñ doon génne ci nawet ci nawet bi am nañu ay mbootaay yoo xam ne mbootaay jigéen ñi ne fii ci biir CNCR yu mel ni biir fel ñu ngi conseiller paysans yi ñu ngi conseiller producteurs pour ñu def ay culture fourragère yu mel ni ay maral falfa ci biir tool yi wala ci biir dëkk yi loolu yëpp jubluñ ci leel na dudul li nag yi doon génnee ci nawet ci wàllu soow ci wàllu meew ñu mun ko génnee ci noor loolu itam li nga wax lu am solo la Covid bi am na et que tey njort nañu fi ak at yu néew Sénégal war naa mun a moom boppam ci fànn googu et que warul moom boppam rek ci wàllu autosuffisance en lait mais war naa mun a am
boppam moo jot boppam ci autosuffisance bépp fànn muy meew muy ceeb muy dugub muy gerte muy bépp meññeef bu fi am rek warutuñ ko jéggiyaani fenn tax na itam ci nuñ ko xalaatee ci wàllu agriculture et que di ko doxal ak nguur gi ci nuñ ko xalaatee ci nuñ ko war a doxale yaakaar naa noonu lañ ko war a xalaat itam ci wàllu élevage. waaw Sidi Ba dañoo constaté ren 60 ans d'indépendance ñu continuer encore toujours di jéggaane lu ñuy lekk ci bitim réew te nga boo jëlee Saint-Louis ba Bakel plus de 270 000 hectares de terre boo demee Casamance kazalika réew mi continuer ba léegi di xaar mbéyum taw. bon mbéyum taw itam effectivement yaakaar naa ni nguur gi dina am ay mesures yu mu ci jël ren comme niñ ko waxee nii yàlla may nañu nawet bu baax am nañu yaakaar mais nañ suur itam ren mun naa baax tamit mun naa bon et que man li ma mës a gëm moo di taw bi wàcc Sénégal bi yàq kër yi toq ndox bu rot rek war nañ ko mun a am fu ñu ko denc war nañ fu ñu ko mun a denc ba nga xam ni tey bu noor jotee nu mun ko delloo béykat yi et que naam nguur gi am na ay projets yu am solo yu mu taxawal yu mel ni Paris yu mel ni Proval loolu yëpp ay projets yu am doole la yu am solo la yu initié mais nañ fexe itam projet yooyu ak programme yooyu ñu dawal ba nga xam ne tey li taxoon ñu yëkkati leen ngir ñu mun a valoriser chaîne de valeur eau bi doon na lu am solo parce que fu ndox amul mbéy du fa am et que booba dootuñu jéggiyaani ceeb fenn dootuñu jéggiyaani fenn dara parce que Fuuta ndox baa ngi fa noor ak nawet parce que def baa ngi fa fii ci bassin arachidier itam suñu góorgóorlu woon ba nga xam ne tey li fi wàcc ci ndox ak ndox mu ne ci suuf bu ñu maîtriser ko yaakaar naa ni dootuñu soxla fenn lenn waaye au contraire réew yi ñu wër wala bitim réew sax ñoo leen di jaay li ñu am mais njort naa ni itam su nawet yëpp effort yi nguur gi def ren ngir soutenir mbéy mi ci fànn googu ci Covid bi ci fànn gerte ci fànn dugub ci fànn mboq ci fànn bépp meññeef ute yu ñu dugal ci àll bi dinañu mën a dindil yenn jafe-jafe ñi su ma jëlee misaal ci wàllu ceeb bi ñun ci Saalum gi mosuñu xalaat béy ceeb mais tey fi may waxe kiw gànjaay gi ma ne am nañu 45 hectares de riz alors que auparavant ay 3 hectares wala 4 hectares wala sax 0 hectare kon nag loolu yëpp ay effort la et que même diversification dem na ba ci yeneen xeeti culture yoo xam ne tey ñu ngi koy béy fii yu mel ni ay sésame yu mel ni ay manioc alors que manioc ñu ngi ko gënoon xamee booru Pire ak dëkk yu ko wër et que ñun njort nañu tey suñu yaatale maanaam meññ fi wutee mooy indi koom-koomu réew comme nuñ ko doon faral di wax jamono yu ñu nekk Sodeva maanaam waruñu am rek ci yenn meññeef yoo xam ne dugub gerte rek waaye béy meññeef yu wute ci biir kër gi mooy indi naataange ci kër gi mooy indi am kër gi mooy indi koom-koom ci kër gi su kër gi amee koom-koom amee naataange réew mi moo koy jot réew mi moo koy séddoo et que loolu itam ñu fexe ba tey itam suñ ko amee war caa bañ a am fexe naka lañ koy transformer indi ci plus-value boo xam ne tey dina yokk dina yokk koom-koomu réew mi au lieu ñu koy defar di ko yóbbu bitim réew di ko transformer di ñu ko jaayaat loolu yëpp nag yaakaar naa def nañu effort yu mag ci wàllu ceeb le riz de la vallée aujourd'hui ceeb bu jóge Fouta jóge Richard Toll amul benn bu muy envier yeneen ceeb yi au contraire Sénégal yi moom lañu gën a préféré moom lañu gën a bugg et que nu njort ni itam suñ ko defee noonu ci yeneen xeetu meññeef yi dootuñu soxlal kenn dara mais au contraire ñoo soxlal ñu leen di jox ñu mun ko dundee alors que lépp lu ñu béy fii Sénégal ñu war ko mën a dundee war ko mën a jëfandikoo. jërëjëf ci mbirum maanaam assurance bi am na aussi maanaam mool yi pêcheurs yi. bokk nañ ci ban fànn ngeen di assurer pêcheurs yi xamante ne moom gaalam la yore xëy na bu demee ci géej bi day sambara yenn saa bañ am ay jën surtout période bi ñu toll ni bu tawee problème jën day am da gën a cher. waaw dëgg la nappkat yi ci la ñu bokk mais ñoom bi ñuy commencé wax dëgg yàlla bi ñuy commencé ak nguur gi étude bi ñu defoon pour commercialiser produit ñoom étude initiale bi ñoom bokkuñu ci woon mais biñ dawalee ñaari at rek ñetti at ba xoolaat def étude marché bi sur le terrain
si la compagnie bi jugé nécessaire il faut ñu dugal mool yi ba tax na am na benn liggéey bu ñu pare boo xam ni dañuy assurer mool yi ci ñoom dégâts yi ñuy am dégâts matériels yi ñuy am si seen équipement muy fiile yeeg ay yooyu kii bu ñu moteuru gaal gi bu yàqoo fiile bi at aussi embarcation bi ci boppam embarcation bu amee dégâts matériels ñu am ndàmpaay yu ñu leen jox mais également dégâts yi nga xam ni si nit ki la maanaam nit ki bu gaañoo ñu am ay pharmacie waaw pour produit ñu mën jënd garab at pour ñu mën a entrer hôpital pour faj seen bopp waaw bu dese amee aussi dina mën a am capitalu mais bon capital bi taxu ko bare noonu mais un capital décès au moins 1 million de francs CFA pour ñu mën a teg ci loxowu famille am waaw produit boobu pare nañ ko mais jafe-jafe biñ ci am mooy biñ ko tàmbalee def pilote jéem ko dérouler duñu gis ne dafa bare ci affaire magu yi waaw dañ def test gis ñu bare di tricher dem buñ demee ñëw ne seen gaal yàqu na duñ la ma indil preuve ñun aussi ñuy am difficulté wu pour dem sur le terrain ci biir géej pour prouver alors ba nga xam ne dañ ci xaw taxaw biñ paree si pilote bi gis ne dafa bare tappale léegi ñu nekk di xayma produit bi pour def ko ba nga xam ne kenn duñu mën a jaar fenn tricher du am ba léegi kii bi ñu jël mooy dañu associé ak direction de la protection des pêches dugal ci aussi mbiru xarala yu bees yi léegi képp ku jël assurance day am GPS dañ ko paqueté ci produit bi la bokk presse bi booy assuré par force da ngay am GPS bi léegi aussi boo xasee am assurance bi léegi du assurance comme ñu ne rek nga jël assurance su at wala ñetti weer wala ñeenti weer juróom-benn weer léegi assurance bi c'est à la sortie waaw parce que waaw bis bi ngay dem booy dem géej da ngay bës informé ci GPS bi boo bësee ñun dañu am benn plateforme qui nous permet de savoir que génn nga dugg nga ci géej gi dañuy gis tracé bi di la suivre ba ngay dellu si boo dellu see aussi nga kii na dellu si nga assurance bi jeex na waaw Siriba lu ñu wax ci béykat yi wax ko ci sàmmkat yi mën nañ ko wax tamit ci maanaam ci mool yi foofu Sénégal dañoo constaté que maanaam pêche bi war nañu mën a am lu takku transformé ko fii ci réew mi xale yi am ci liggéey boo demee foofu gën nekk ay côté gànjaay ak yooyu am na ñu bëri lay xel ci géej bi sax ou bien ci dex bi dafa mel ni amatul jën yu bëri dañuy gis jën jóge Ndakaaru dugal ko ci oto yi yaboo yi di ko yóbbu ci village yi di ko jaay alors que géej dex baa ngi à côté pêche artisanale bi doxatul. comme ni nga ko waxee ñun au niveau du CNCR amoon na temps yi plaidoyer bu mag bu ñuy def auprès du ministre de la pêche surtout bu ñuy wax ni mbirum bateau de pêche yi et que jàpp nañu maanaam pêche artisanale bi ak moo yore moom la exploitation familiale de pêche yi di faral di utiliser et que CNCR ak ñi koy jàppale am nañ ci taxawaay bu am solo ngir xamal nguur gi ni jéeri yi di dundalee ni di dundee ci jéeri yi noonu la ñuy dundee ci géej et que ñu bëri ci ñun tam suñu demee ba noor jot ñun ñëpp dañuy jóge fii Saloum wala jóge Casamance dem tefesu Kayar dem tefesu Ndar dem tefesu Mbuur di daan suñu doole ci géej di daan suñu doole ci napp gi tax na ñun ci biir CNCR jàpp nañu béykat ak nappkat ak sàmmkat ñoo war a ànd et que napp gi bu amee tolof-tolof réew mi am tolof-tolof et que pêche artisanale bi exploitation familiale de pêche yi def su amee tolof-tolof réew mi yëpp a ko yëngu et que surtout ci wàllu transformation produit
et que femme transformatrice yi ci ëpp solo ñu ci ëpp doole ñu ci suñu biir mbootaay maa ngi leen di nuyu au passage di nuyu présidente collège des femmes di Yaram Fall di vice-présidente CNCR di def liggéey bu am solo ci tefesu Ndar et que ñu jàpp ni tey maanaam ni war a fonke mbéy mi noonu la ministre bu yoree wàllum napp war a fonke nappkat yi ak napp gi ci boppam parce que jàpp ni napp gi liggéey bu am solo la ñu def et que ñun ñi fii tey daanaka ñi seen loxo jotul gannaaw yëpp ci napp gi la ñu dundee ci napp gi ci li jóge ci napp ji ci la ñuy dundee noor ak nawet et que muy keccax bi muy yaaboy bi muy yeneen xeetu jën yi et que comme ni nga ko waxee fu ñu nekk ni am na bras de mer boo xam ne bras de mer le Saloum la et que am na fi ay nappkat yoo xam ne ñu ngi fi di napp di indi di jaay nit ñi et que ñooñu itam war nañ leen di gunge war nañ leen di jàppale ba nga xam ne tey équiper leen ba nga xam ne tey mun nañu indil tund bi ak ñi fi dëkk loo xam ne lii dañ ko jëlee ci suñu géej indi ko fi au lieu ñu napp di ko yóbbu bitim réew wala au lieu ñu béy waa bitim réew wala ñu am doole ñu indi Sénégal yu rëy yoo xam ne yii dinañu napp lu fi newoon ci suñu géej gi yëpp génne suñu jël ëppoon doole ci suñu ressource halieutique yi yóbbu ko bitim réew di ko jaay di ko transformer wala di ko jaayaat di ñu ko jaayaat di ci am al ju am solo muy doon ay chinois la mu doon ñeneen et que là yaakaar naa ne ay mbokk yi nekk ADEPA jot nañ ci def liggéey bu am solo CNCR itam ak waa FENAGI pêche jot nañ ci def liggéey bu am solo ba nga xam ne tey maa ngi nuyu au passage président Samba Gueye mi yore am xarala lool ci fànn googu am nañu waxtaan yu am solo yu ñu def ak nguur gi am nañu waxtaan yu am solo yu ñu def ak nappkat yi ngir ñu mën a sàmm suñu alal ngir mën a sàmm suñu géej ngir ñu mën a sàmm lu ñu jëlee ci géej gi. voilà jërëjëf Sidi Ba maa la gërëm di la sant di gërëm tamit Moustapha Fall di directeur compagnie nationale d'assurance agricole maanaam heure afa bu ñu joxoon jeex na di leen gërëm Sidi Fall di waxtaan sa ginaar boobu dama ko yónnee xanaa muy sab foofu. ci waaw dinaa la yónnee ganaar yónnee la xar. waaw parce que ginaar daf may rappeler sama dëkk Fuuta maanaam sama village. amul problème man naa ngi ci àll bi. fu mu toll nii sax dama inondé su ma génnoon fii léegi da nga gis ndox mi am pagaay ci biir. macha allah ñu ngi nuyu waa Gandiaye ak ñëpp di nuyu tamit ñëpp ñi xamante ne ñooy doon ànd ci suba si di déglu émission bi di jox ko Aïssatou Ndiaye mu continuer émission bi jërë ngeen jëf.